mbokku téléspectateur yu télévision Touba TV dañuy am mbégte di ñëw fii tey ci Île de Ngor ci seen émission les rendez-vous du dimanche tey nag ñu am ab gan boo xamante ne dañ ko ñëw seet si ñu gën ko xam ci Abdoulaye Diallo loolu nag nekk turu état civil am waaye askan wi di ko woowee le berger de l'Île de Ngor buñ koy woowee le berger de l'Île de Ngor dafa am lu tax ndax jamono ji moom moo jiite association bi nga xamante ne moom moo di les amis de l'Île de Ngor mu nekk ab artiste peintre ñu ñëw ci galerie am fas yéene waxtaan ak moom ci li nga xamante ne moom moo di wàllum mbas mi waaye it ci beneen fànn mu nekk ab bindkat ak ceytukat ak xalaatkat boo xamante ne am na ay politiciens yu bëri yu mag yoo xamante ne nekkoon na seen wet di leen xelal ba tax na ñu fas yéene waxtaan ak moom tamit ci gis-gisam en tant que artiste peintre ci lu soxal wàllum bind wala lu soxal wàllum politique ci àddina bi rawatina ci Sénégal Abdoulaye Diallo ñu ngi lay nuyu nga ñuy dalal ci sa kër. Famanta maa ngi leen di gërëm di leen sant di gërëmu Touba TV yëpp dale ko nag ci ki nga xam ni moo nekk ca bopp ba yéen ñi nga xam ne tey yéen a ko fi wuutu muy équipe technique bi nga àndal yëpp ñëw bàyyi seen jataay mënoon ma ni naa ñëw fekk si leen fële te kon xëy na ma def ko su fekkee ni jot gi may na ma ko mais ngeen watatu ñëw ba fii di ma laaj xalaat yoo xam ne xëy na lu ci ëpp yéen a ma ko gën a xam ndaxte yéen a toll ci gëstu ak njàngale mais doyloo sama xel mu tuuti et ma fas yéene tamit lépp loo xam ne laaj ngeen ma ko te ma am ci lu ma xalaat wax leen ko tamit te yàlla rek tax. Abdoulaye Diallo ñu fekk si la ci île bi nga xamante ne jamono jii nekk mois d'août ñëpp xam ne da daan fees dell tey jii ni am benn doomu jàngoro boo xamante ni ñëw na ci àdduna bi ba tax na mu def tey jii ay séquelles ñu mën ko nemmeeku ni ki ni île bi amatul dara yow nga nekk le président de l'Île de Ngor est-ce que mën nañu xam yan jafe-jafe jamono jii la mbas mi indi fii ci île bi. jafe-jafe yi moom mën nañ ni du ñàkk ndax île bi dafa am ñoo xam ni du ñuy dund seen sutura ak seen teraanga fii lañ koy amee ci commencé ci suñu mbokk yi nga xam ni ñooñu fi dalal te ñenn ci ñoom yore gaal yi tey dëgg-dëgg depuis juróom benn weer a ngi nii mun nañ ni su fekkoon noonu daañu liggéey fukk liggéeyuñu le 10e donc ñooñu tey dëgg-dëgg kuy bàyyi xel ci ñoom lu jaadu lay doon ñeneen ñi mooy ñi nga xam ni suñuy jigéen lañu daan def ay travail saisonnier waxtu mois de mai ba septembre lañ daan liggéey lu ñu dundee at tey ñooñu suñu jigéen yooyu daan togg ci tefes yi yàlla nattoon leen atum 2020 bi amu ci kenn ci ñoom koo xam ni liggéey nga loo mun a yore sa njaboot weer sax ëpp na lu toll ci fukki fan donc ñooñu tamit dëgg-dëgg su fekkee ni nee nañu am na ñu sonn ñooñu ci lañu ndax jigéen ñu am jom lañu dëkk fii ci Ngor jigéen ñu am pas-pas am yéeney tekki te bëgg jàppale tamit njaboot gi nga xam ne duñu leen bàyyi ginnaaw ñenn ñi non seulement ci la ñuy dundal seen njaboot mais la ci leen daan sax fay lekkoolu seen njaboot donc ñooñu sonn nañu fu sonn di yem ñii nga xam ne duñ fi nekk yore ay structure muy ay restaurant wala maanaam place yi ñuy naanee limonade ñooñu tamit yëg nañ ko fu yëg di yem ndax booboog léegi seen liggéey ngi taxaw demoon nañu ba yaakaar judduwaat fan yee ñu génn ñu jubluwaat bay commencé ubbi laata ñuy egg ci li nga xam ni moom la ñuy wax une certaine vitesse yàlla nattuwaat ñu ay mesures yoo xam ni comprendre nañ ko dalaat seen kaw ñooñu tamit mujj tëjaat seen boutique mujj tëjaat seen restaurant dëgg-dëgg ku amul yërmande ci ñoom xaw ma koo doon donc ñooñu tamit sonn nañu mais li ci des mooy ñun ñu ngi ciy profité pour jéem a quand même continuer li ñuy jublu woon mooy continuer seetal l'île bi sur le plan moral et sur le plan physique. et donc impact yooyu moom impact yu négatif yooyu ala kulli xaal dal na ci kaw ñooy. ndaxte île bi ku xam île bi xam ni am na benn manne financière boo xamante ne ci été bi daan na ko dugal kon jamono ji loolu duggatul. ñoom ñëpp borom gaal yi comme borom restaurant yi seen liggéey bu ëpp mi ngi daan doore mois de mai dem ba fin septembre. mois de mai ba fin septembre soxlawul ñu koy nettali kenn liggéeyu waaw donc effectivement ñi nga xam ne seen chiffre d'affaires ci 4-5 mois lañ ko daan def 4-5 mois yooyu ñu leen doo leen yëngatu kuy bàyyi xel war leen a bàyyi xel
su ma digganteeg sama borom nag du ma ci sore ci wàllu woowu mais gëw ma ni jot nañu waaw gëw ma ni jot nañu am na ñenn ci ñoom ñoo xam ne jot naa ci waxtaan ak ñoom laaj leen ndax jot nañu déposer ay dossiers wóoruma ni déposer nañu ay dossiers ñi ko ci déposer tamit gëw ma ni jot nañu waaw sama mbokku jigéen ñi nga xam ne ñoom ñooy faral di nekk kooku moom ku leen laaj dossier sonal leen wóor na ma ni déposé wuñu dossier te wóor na ma ni jotuñu borom gaal yi wasaali ko noonu moom loolu lu ma wér la amul kenn ci borom gaal yi ku mën a taxaw tey ni yëkkati nañu ñetti 15 jox ko pour compenser ko lii wala compenser ko lële. léegi bu ñu ñëwee ci yow mi nga xamante ne ab artiste peintre nga jamono ji yéen daan ngeen amal ay biennale daan ngeen amal li nga xamante ne moom moo di ay exposition ak yi ni mel est-ce que jamono ji mën ngeen ko def ci jamono ji nga xamante ne mbas gi mi ngi def ay impactam ci àdduna bi. waaw dafa am ñetti xeetu sax exposition ci principe xeetu feet la xeetu waxtaan la xeetu jàmm sante la xeetu xamle la njàngale waaw am na ñoo nga xam ni biennale bi ñàkk ko tëral ñàkk ko def am na impact économique bu metti ci ñoom ndax ci période biennale lañ daan jaay biennale amul mënuñu jaay am na ñoo xam ni ci période biennale lañ leen daan xame xam boobu ñu leen daan xam daan na leen jural dara après biennale boobu ñàkk def biennale tax na amuñu fu ñu bonee amee visibilité boobu daan tax nit sopp leen suba ñëw waxtaan ak ñoom yóbbu leen ñu exposé bitim réew ñu yaakaar ci teraanga goo xam ne dana wadd ci ñoom am na ñoo xam ne nag ñi mel ni man avec ou sans biennale man maa ngi exposé suma biir kër maa ngi liggéey suma biir kër te tamit am naa beneen xeetu communication boo xam ne maa ngi koy communiquer suma digganteeg suma borom su ma nee ñàkk mbas mi am na impact économique ci man damay wax lu ma neex suma digganteeg suma borom loolu amul benn impact bu négatif ci man amul benn impact économique ci man ndax li ma daan def maa ngi koy continuer di def maa ngi liggéey maa ngi exposé suma biir kër maa ngi communiquer ci réseaux sociaux yi maa ngi communiquer ak yeneen xeetu moyen de communication yoo xam ni avec ou sans biennale dinaa ko utiliser et ba tax na ñi ma war a xam ñi ngi yokku ñi am soxla ci li may def mi ngi yokku ñi am yéene ci ma ñëw ànd ak ñoom def ay expo sur le plan international même sur le plan national yokku na waaw xëy na su fekkee ni peut-être am na lu tuuti lu ñagas ci ruu bi loolu lay doon parce que tey 2020 bi am na ñetti exposition internationale yoo xam ni doon naa ko waajal mais dama ni woon du ma ko waajal mukk te defuma exposition internationale bu rëy ci biir géej gi waaw kooku moom laa namoon def. ci biir géej gi nga bëggoon a def biir géej gi laa bëggoon def exposition bu rëy wane fi ay œuvres yoo xam ne ay œuvres monumentales la yu ma doon samp ci biir ndox mi kooku pour bégale ko woon suma réew la woon mais tamit pour dimbale ko sama jigéen bi nga xam ne moom mooy yore direction wu biennale bi dama ko ni woon tant que mi ngi des di yore biennale bi saa yuy def biennale incha allah dinaa ko defal loo xam ne àddina dana ko fàttaliku. est-ce que loolu du ñu wax ni que nu yéene bu rëy a rëy la loolu. waaw du lu tuuti ndax en fait li mu laaj dafa bare. dafa laaj liggéey bu metti te liggéey boobu maa ngi ci woon dafa laaj alal gu bare dafa laaj xalaat ak gëstu gu bare ndax man duma def mukk exposition boo xam ni jiitaluma ko ak table ronde boo xam ni ay intellectuels yu ñu ràññee ay universitaires yu ñu ràññee ñooy jóge fu nekk pour ñëw ñu ànd gëstu xool wax li nga xam ni moom mooy li tax ñu def exposition bi ndax dama jàpp ni ci at yi ma am tey responsabilité bi ëpp ci responsabilité yi en dehors de jéem a sellal suma diggante ak sama borom mooy transmettre à plus jeune c'est transmettre boobu nag pour ma mun a ko assumer il faut ma liggéey jox ko àqam donc wut tamit ñi nga xam ne dañu am xam-xam gu ñi ma ëpp xam-xam sax ci wàllu aar bi ñu ñëw ñoom ak seen ay bëtu bopp gëstu li ma defar li ma bind ci li ñu bind toile muy médium bi ñu gëstu ko ñu ànd ñoom ma wax leen lan moo tax ma def lii ñoom ñu firi ko ci nañu mën a binde firi googu ñu koy firi suñu defee table ronde bi moom lañ koy waxtaanee ba kuy ñëw ci exposition bi yow kat xam nga ni da ngay ñëw pour jàng si ci lii ak ci lii ak ci lii ak ci lii
moom laa defoon en 2018 sur le thème de quelle humanité pour demain dajale teeru bi ay kàngam yoo xam ne fu nekk la ñu jóge ñii jóge nañu Columbia University bu New York ñii jóge Sorbonne bu France ñii jóge ENSS bu France ñii jóge Université Cheikh Anta Diop ñii jóge Gaston Berger fu nekk kàngam jóge na fa ak borom xel mu rafet ak ay traditionnistes yoo xam ne ñu ràññee lañu ñu ñëw ànd weccoo xaalis weccoo xalaat ci nan la ñuy def ba suñu humanité bi pente bi mu tegu mu mun ko teggeeku pour dem ci pente bi nga xam ne mooy biy jëriñ nit mais dootul jëriñ leneen lu dul nit waaw loolu ñu gëstu ci bëkki bi ko nag man ma soog a présenté suma 49 œuvres pendant 1 mois li ñu ko jàppoon à l'université Cheikh Anta Diop étudiants yi seen bopp ñooy ñi ñu ñaan à 2 reprises pour ñu bàyyi ko fa pendant 2 mois et demi parce que mel na ni tous les 2-3 jours dafa doon am xaytu conférence bu ma daan am di ko échanger ak les étudiants yi fa nekkoon te mu doon donc loo xam ne lu ma neexoon la trop lu réyoon la trop amoon yéene tamit exposition boobu moorale ko ci université wu Sénégal yëpp laata may génn Sénégal pour di ko defi feneen waaw man concept boobu laa am ci wàllu exposition donc lépp loo xam ne àndul ak njàngale wala waxtaan weccoo xalaat ci loo xam ne ay thèmes yu rëy la yitteelu ma waaw kuy liggéey nag bëgg nga cee am xaalis mais xaalis bi dana ñëw incha allah dafa am lu ëpp doole xaalis bi mooy liy defar nit ki waaw. alors da nga wax benn thème boo xamante ne c'était en 2018 quelle humanité pour demain tey jii ñu gis ni que ni ci say ay toiles ci ñu la yàgg a suivre am na sax ay toiles yoo xamante ne da nga cee def confinement bien avant ñuy dugg tey jii nii ci 2020 bi ñuy wax ay waxu confinement. am ay toiles yoo xamante ne loolu nga ko tuddee woon am ay toiles yoo xamante ne dafa mel ni da nga anticiper sur le temps ci wàllum dundin bi nu ñuy dundee wàllum technologie ak yooyu noonu lan moo lay inspiré ba nga xamante ne da ngay anticiper sur le temps. waaw loolu en fait duñ ko tuddee anticipation mais du anticipation mun a lire sa jamono la jamono joo gis da nga koy jàng bés bu nekk am na loola jamono di jàngal soo ko deful yaafus ngay doon. soo ko deful da ngay yomb nax jamono duñ koy jàng li taxoon ma xëy bés ni damay traiter de quelle humanité pour demain dama xëy bés gis ni biennale bi nga xam ni mooy donc la 4e plateforme culturelle au monde te yàlla def mu nekk Dakar dañuy choisir thème mu biennale ñu def ci une nouvelle humanité. comme man bugguma dugg ci li ñuy wax la partie internationale des biennales ma ni dinaa def sama off parce que fa laa ëppee liberté mais comme sama njaboot la ñuy wax nañu traité d'une nouvelle humanité te man ma gis ni depuis lu ëpp juróom fukki at ñu ñuy proposer plusieurs formes d'humanité ma ni su ma ci noppee sama diggante ak sama borom dana am lu des moo tax ma jël thème quelle humanité pour demain. au lieu d'une nouvelle humanité man ni ban humanité la ñuy yéene suñu njaboot suba. transmission bi maanaam. loolu li ko waral ñaar la ci gëstu politique dama jàpp ni politiciens yi ñi ñuy tuddee politiciens ou les hommes politiques bareetuñ ci àddina bi. li ëpp bareetuñu c'est-à-dire que dafa am tey xeetu métier boo xam ni moom laa tuddee les provocateurs d'émotions collectives. ñi nga xam ni du ñuy communiquer rek pour capter nit ñi en jouant sur seen ay émotions ma tuddee ñooñu les provocateurs d'émotions collectives dafa bari lu ñu bari te juux ci biir homme politique yi. ñun homme politique ba ñuy xam lan la am homme politique ñiñ ci ràññee ci suñu jamono ñun lu weesu ñi leen mag ñoom mooy ñu mel ni Mbaye Niang mooy ñu mel ni Baydi Li mooy ñu mel ni Cheikh Anta Diop ak ñi nga xam ni ñenn ci seen maas ndoonte bokkuñu woon benn boor bi ñu fayte ku mel ni Valdiodio Ndiaye ku mel ni suñu maam Ibrahima Seydou Ndaw ñooñu dañu jàppoon ni ñii ay homme politique la ñu dafa am lu ñu gëmoon dafa am lu ñu doon dund am nu ñu ko daan dundee tamit gëmoon nit ni réew mi Sénégal gi du taax yi du oto yi nit ñi la donc lu ñuy def te simpi ci nit amatul njëriñ
donc léegi dafa am ñi nga xam ni moom laa tuddee les provocateurs d'émotions collectives moo tax may faral di wax naan homme politique bareetul homme de vision bareetul loolu moom moo indi baat boobu donc loolu ñu dem ci ba nga xam ni suñu gëstu ñun ci àddina bi ñu koy xool sur une période de 50 ans ma xool ni am na lu bare lu soppeeku ñu ngi wax waxu courant de pensée politique mais bi ci ëpp doole bi ñëw te su ñëwee sonal ñëpp. mooy ban. mooy l'accélération simultanée tubaab yi di ko wax accélérationnisme mais boobu doo dégg mukk homme politique yi lim ko ñu ngi ci libéralisme ñu ngi ci des machin ay socialisme ñu ngi ci yi nga xam dafa xewi àndutul ak jamono accélérationnisme boobu mi ngi fii depuis au moins di annoncé wi depuis au moins 50 ans. ban rapport la am ak mondialisation. mais moo jur mondialisation bi. mais duñ ko dégg ñu koy wax. mais soo ko gëstuwul xamuloo ko toppatoowoo ko dundoo ko des ci li nga xam ni mooy li fi nekk di ci def li ñuy tuddee ñoom analyse du dara lu dul ni kii li mu wax lii kii la lu mu wax lale loolu doo dem te loolu ba ma gisee ni nag dem nañ ci ba tey am kilifa gu mag gu nekkoon France. muy kan. su ma mënoon bañ a tudd tur moo ma gënal. waaw ñu may la ko. waaw kilifa gu mag ku nekkoon France koo xam ni c'est un grand penseur. ba président Mitterrand di falu bés bi président Mitterrand di dugg Élysée fekk na ci kaw table mu tegal ko décret yëpp lépp lu mu war a signé tegal nañ ko ci kaw table c'est la première fois dans l'histoire politique du monde kooku xam nga kàngam gu rëy la te kàngam googu ba léegi ñu ngi koy déglu ci réewam di ko déglu ci àddina bi ma dégg ko mu wax ci li ñuy wax identification de l'homme par la radiofréquence le RFID ni léegi du ñu war a pucer képp koo xam ni mooy jigéen ñiy jaay seen yaram dañu la war a pucer képp koo xam ni immigré nga duñ ko war a pucer. commencé nañu dégg phénomène boobu depuis 2002. le puçage. alors ba ma gisee déggee loolu ma ni mais nag lii ëpp na parce que quand même ci immigré yooyu dama ci am njaboot mais lu weesu loolu parce que ñoom lu ñuy def rek lu ñu nam ma def fii ak 20 ans fii ak 30 ans ci kanam léegi lañ koy door di ko perfuser nit ñi à petite dose ma ni ñi kat lii suñu ko bàyyee mu dem su moytul jamono dana dox ba sama njaboot samay sët wala sëtu ñeneen ñu dëkk fii te am seen nationalité exclusivement africaine ku ci bëgg dem jàngi bitim réew daañu ne la soxlootoo visa biométrique da ngay ñëw ñu defal la puce boobu pour nga am droit mën a dem jàngi bitim réew ma ni lii suñ ko noppee ba mu jur lii suñu digganteeg suñu borom dana des ma ni donc lii il faut que ma wax ci moom moo indi tableau boobu ñu tuddee les inhumanités contemporaines ba ma gisee loolu après ma ni bon du ma yem ci loolu ma ni su ma cité lépp loo xam ni moo ma naqadi ci àddina bi mooy yenn yi ñuy wax ci le nouvel ordre mondial mooy yenn yi ñuy wax sur le transhumanisme. temps yi bëri na ñuy coow naan nouvel ordre mondial ba sax le président de la république di ko défendre yow ban déggin ngay am ci le nouvel ordre mondial. waaw mais mu neex ñu mu naqari ñu tey am na. mooy lan. mais c'est tout simplement la transition numérique tey mënatoo sempi Sénégal ci àddina bi mënatoo sempi Afrique ci àddina bi fi ngay jële ji information yow tey muy foofu ñuy wax le cloud. ci serveur yooyu nekk. ki dëkk fii fa la koy jële ji ki dëkk feneen fa la koy jële ji amul benn homme politique ci àddina bi bu la mun a wax ni fii ak 20 ans lii mooy xew suma réew je dis bien amul benn ci àddina bi. gars yi mënatuñ anticiper ci le futur. ma ni du américain bi du chinois bi du sénégalais bi du burkinabé bi du japonais bi amu ci kenn ku la mun a wax fii ak 20 ans lii mooy xew suma réew. ba ma koy def en 2018 dama defar benn tableau bu tudd les accélérations moo doon ubbi exposition bi pour annoncer ce courant de pensée là
ma mujjee exposition bi la 5e conscience historique mooy les robots mimétiques pour xamal leen ni lii juddu il y a 50 ans ci ingénieur bu ñuy wax Gordon Moore mënu nañuy fexe ba ordinateurs yi ñuy multiplier seen puissance par 2 tous les 2 ans mu dem ba xëy di ànd ak Steve Jobs ba Steve Jobs indi iPhone ba leneen judd ci leneen judd ci leneen judd ci ba intelligence artificielle atteindre un certain rythme et un certain niveau ma ne leen ñi ngi dem ci loo xam ni cette nouvelle forme de capitalisme bi li muy jur suba mooy transition numérique boobu li muy jur suba mooy ñu créer benn modèle économique boo xam ni li koy daan mooy socle bi mooy doon le smartphone et l'intelligence artificielle. On y est totalement à l'heure actuelle. Alors ci tableau boobu nag ba ma bindee équation mathématique bi nga xam ni moom la Moore suggéré ma xamal nit ñi ni leen mais dama mel ni dégguñu ma woon xam nga artiste duñu naan wérul ma ne leen lii est-ce que du lu muy anticiper sur le futur moom moo tax ñu bëri duñu naan artistes yi wéruñu. non mais lii du anticipation c'est une réalité elle est là soo ci tegul sa bët wala jéemoo ci teg sa bët doo ko gis artiste bi du xam-xam gëstu la ak njàng ak seetlu maintenant soo ko gëstuloo jàng ko seetlu ko te amuloo courage wax ko da ngay motadi noo koy waxee am nañu ci bind ay téere kilifa gu mag googu ma lay wax te waxoon njaaxum gu rëy googu bind na téere ci loolu bu mu tuddee vivement après-demain lim ci wax c'était réellement une situation apocalyptique moom demoon na ci ba ci biir téere boobu nee na woon àddina bi dafay effondré wu en 2035 na ngeen ko jënd ngeen lire ko vivement après-demain de Jacques Attali. dinañ ko jënd doomu Servan Schreiber dans la lancée bind na téere bu mel noonu bu mu tuddee apothéose ou apocalypse. apocalypse waaw. kooku wax ci lu demee noonu man gëstu naa liir naa presque lu toll ci juróom fanweeri téere yoo xam ne ci loolu rek lañ ko bind ñii ay américain ko bind ñii japonais ko bind ñii coréen ñoo ko bind ñoom ñëpp quintessence su seen wax soo ko boolee mooy àddina lay tukki fii ak moins de 50 ans alors donc loolu mënoo ko gëstu xool ko te ni duma ci wax loolu moo indi woon ba ma demee université ma ubbee œuvre boobu ñuy wax les accélérations ma def volontairement ma def yëfu artiste ndax mathématicien ni muy binde dafa am yoon am ay règles artiste lu ko neex def ndax wérul mais yow it mathématicien nga. waaw mais loolu dañ ko teg fële artiste bi ngay waxal fi mu nekk. waaw artiste bi ma jël équation boobu binde ko bi dégal ci benn 1 ni leen xamal leen ni léegi 1 bii ci jamono yi li ma doon xalaat mooy affaire bi gaaw na gaaw boo xam ni ndax courbe bu muy évolution wu courbe bi évolution bu exponentielle la woon te nit moom courbe bu linéaire la donc ñaar ñooñu mënuñoo ànd day am ci seen diggante lu ñuy wax une dissymétrie mooy day am benn distance ci diggante vitesse bi ak vitesse bi distance boobu nag nu muy gën di màgg ba lay gën di dem bii di gën a nekk ginnaaw donc amul benn xeetu nit bu mun a dab évolution wu technologie boobu bu mun a reconfigurer wu ba mun ko suivre ba ma leen koy wax dama leen ko wax pour ñu déglu ma pas pour ñu kifin ko pour xam fan la ñu jëm ak ñoon man leen amul benn xeetu nit bu ko mun a topp ndax courbe yi ni ñuy évoluer moo bokkul. dëgg la donc su ñu nee xeetu nit munu ko groupe nit munu ko su ñu nee groupe nit munu ko mooy benn gouvernement munu ko ndax groupe nit la ñu. dëgg la benn gouvernement munu ko mooy benn peuple munu ko. est-ce que du loolu la ñuy gis léegi ak problème yi nga xamante ne nemmeeku nañ ko en termes de géopolitique bu ñu nekkee ci dans la politique ba léegi li nga xamante ne moom la ñu nemmeeku Chine États-Unis problème 5G beeg yi ni mel est-ce que du looloo tax sax ba ñu génnee fa ay
ay Huawei ak yi ni mel est-ce que du loolu la. waaw yooyu yëpp am na loo xam ni concurrence dana ko jur xam nga àddina bi nit ñi duñu bokk départandoo ñun ñëpp ay nit lañu. mbuus yàpp ak deret xel ak xol am na ñoo xam ne y a 50 ans ñi ngi liggéey ci loolu atteindre nañu tey seen ay objectifs mais objectifs yi du objectif yu positif rek am na ay gàllankoor parce que boobu ma ci defoon noonu ci équation boobu tey su blackout amoon ñu jékki saa tey ñu ni internet coupé na mais àddina day tukki économie mondiale mooy effondré wu en moins de 24 heures. en blackout. alors lu tax ma bindoon benn texte ci biir pandémie bi ni l'Afrique terre de la nouvelle humanité teg ci ni la Covid-19 remet au lendemain l'effondrement de la planète tey Covid bi metti na lool mais li muy régler su fekkee ni nit damp na ak xelam kenn xamul lu muy toll suba ndax su Covid bi amul woon lu bare loo xam ni scientifique yi annoncé woon nañ ko fii ak 2035 fii ak 2050 kon musiba am. kon nit ñi du ñu def benn break benn pause def benn rétrospective revoiraat les choses. mais en réalité tey njëriñu Covid bi loolu rek la mënoon a jur mu baax. mais bu ñu gisee le comportement parfois des Sénégalais ñu reveniraat un peu nga gis ni que ni même ce qui est terre à terre sax mesure barrière yi nga xamante ne dañ ko fee teg ñun nanguwuñu ko respecté. kooku nag moom war nañ ci waxaat te insister ci dama wax bu yàggul ci làkku nasaraan ni ñàkk respecter les mesures barrières daf ñu installer ci des situations ou de suicide ou de crime te li may wax ni du man maa ko wax Alquran c'est une obligation divine que de respecter les gestes barrières dafa am ñetti xeetu xaru nit mën na ko def ci ñetti fànn ci biir xaru am na li ñuy wax transgression mën nga transgresser un interdit divin ni da ngay rey sa bopp. maanaam xaru. te ku xaru ñu lakk la. ku xaru dem safara. ku transgresser li suñu borom wax soo deewee dem safara. léegi beneen xeetu xaru bi. waaw beneen xeetu xaru bi mooy nga trahir li suñu borom def nit ruu la ak koor ruu munoo ko ci teg bët yàlla mooy ki ka def ci yow laata ngay ñëw àddina am na ñi nga xam ne seen njàng dafa tellu fenn ñu ni soo demee sa biiru ndey ba egsi fii yàlla dana sol ruu am na ñoo xam ni xeet mi njàng mi kawe na kawe boo xam ni nee nañu ruu matière boobu su ko yàlla defee ci yow balaa ngay génn àddina dana indi sa ruu céleste bu njëkk bi ñëw dissoudre ci bi ci des koor ñëw génn ci àddina ànd ak àddina di dem dans tous les cas d'accord nañu ci ni nit am na ruu am na yaram donc yàlla mooy kii la def ruu ci biir koor donc nga ni da ngay trahir le dépôt divin xeetu xaru la te ku xaru yàlla lakk la ñetteelu xeetu xaru bi mooy nga violer sa droit wu corps li yàlla def ci yow cette créature d'Allah subhanahu wa taala muy nit muy une créature précieuse muy une créature boo xam ni dafa utile pour roux ndax su corps amul roux du am roux du mun a perfectionné wu ba egg ci yenn niveau yi yow léegi nga violer droit wu corps boobu nga sàggan ba nasaxal ka sàggan ba nasaxal ko mooy du ma respecter règles yi ba virus bi roofu la naxasal la yaa ko tey bokkul ak ki sibiru bokkul ak ki am cancer du nattu suñu borom yaa ko teg sa bopp wala nit teg la ko donc su fekkee ni ku ndaw la xam ni moom système immunitaire am may na ko jox na ko kàttan gu tax mu mun a dund ak feebar bi
ba su dundee normalement sax xëy na du yëg dara du yëg mun na feebar mun na ko romb sax te du xam ne amoon na ko mu fekk màgget mu mel ni man ñu ni ko solal masque mu ni du ma sol masque ñu ni ko sore ko mu ni du ma ko sore fexe ba virus boobu ni ma ruuf man may màgget am asthme am diabète su ci yàlla nammee jël sama ruu yóbbu moom am na ci wàll c'est un criminel donc moo tax ma ni maanaam lu waa ji waxoon maanaam da ngeen di dem ci àll bi jël virus bi ñëw indil ko seen waajur yi rey leen. mais c'est inacceptable dafa jaaduwul alors mënuma nangu nag ñu ni fii amul benn këru diine amul benn imam boo xam ni xutbawul fàttali hadis yi alayhi salaatu salaam yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam doon wax nit ñi ci période épidémie ñun ñëpp xam nañ ko dëkk bu mel ni Chicago du ñu defoon ay panneaux d'affichage yoo xam ni ëpp na 15 mètres yoo xam ni ay hadis yonent bi alayhi salaatu salaam moom rek lañ ci teg pour xamal nit ñi ni képp koo xam ni wax nañ la na nga des nga confiné wu pour bañ feebar bi yegg si yow wala feebar bañ a yegg si ci yow donc kooku ku ko transgressé da nga transgressé un interdit divin su ci mort amee am nga ci responsabilité moo tax ma ni au-delà des recommandations parce que jusqu'à présent ay recommandations moo fi nekk sol leen seen ay masques def leen distanciation recommandation nag suñu la ko defee su la neexee nga def su la neexee doo def il faudrait les rendre obligatoires et pénales il faudrait qu'elles deviennent waaw il faut que mu nekk des obligations pénales képp koo xam ni duñu ni la solal masque te defuloo ko ci ëtt goo xam ni nekkoo fa yow kenn suñu la jàppee dañu lay sanctionner képp koo xam ni da nga ko tey dugg ci mbooloo moo xam ni ay maga nga fa te yow xamoo ndax am nga jàngoro bi wala amuloo ko nga ñëw ñooxu leen su fa mag ñoo ñu jëlee feebar bi am nga ci responsabilité moo tax ma naan du ñu nekk ci situation boo xam ni mag bi day xaru parce que nee nañ ko bàyyil mu ne du bàyyi xaru daganul defal aaral sa bopp mu ne du ma aar sama bopp te xam li yàlla wax xam li yonent bi alayhi salaam wax ou bien xale bi nga xam ni xëy na xamul moom mais xamal nañ ko wala suñ ko xamalul woon ba léegi ñu xamal ko ni ko war na fagaru ba wayjur yi mu bàyyi seen biir kër kat na doxi fu ko neex mais na góorgóorlu ba su ñëwee boog ñooñu mu bañ a fexe nu ñuy jotee ci moom ba lu nekk ci moom te yëgu ko mu leen koy jottali di leen indil fitna donc loolu dafa di loo xam ne duñ ko war a wax waxaat ko les gestes barrières les mesures barrières il faut les respecter dans toute leur rigueur maintenant du point de vue philosophique il faut que ñu xool parce que du loolu rek moo fi nekk loo xam ni yéena fitna waaw li am xam nga discours alarmiste amul njëriñ presse bi am nañ ci wàll ndax nag y a une certaine hystérie médiatique boo xam ni amoon na fi ci affaire pandémie bi rajo boo taal waaw la manière de communiquer xam nga làkk dafa diis làkk li ngay wax ci wolof xel nangu ko li ngay wax ci nasaraan xel nangu ko bokkul ndax tey soo taxawee mag moo xam ni ab màgget la bu mel ni man wala bu ma féete mag mosul mooy mosul def lu neexul boromam mosul jël alalu jàmbur mosul su masaana dégg suspect li muy dégg ci suspect mooy kii kat def na la mu deful ba yoon bëgg koo teg loxo mais tegaguñ ko loxo mu ñëw nga ni ko da ngay enquête ñëw xool ni ko tu es suspect parce que gis nga yaramam tàng wala kifin mais indil nga ko fitna. forme de communication maanaam. expression terme yu ñuy utiliser. mot dafa am puissance waaw mot dafa am puissance. baat boo yëkkati rek war nga bàyyi xel ci ban impact lay am ci nit ki nga xam ne moom nga koy jottali. baatu suspect boobu amul lu mu sonalul nit
fii ci les réew mots qu'il faut à la place waaw qu'il faut. maintenant beneen affaire boo xam ne tamit amoon na cette hystérie là ce discours alarmiste là mooy wax gu bare gi. ah nuñ ko jëlee woon wax gu bare gi c'est-à-dire suñu yeewoo suba ba ñuy tëddaat ci kaw lal la ñuy bind la ñuy dégg ci nopp la ñuy dégg di ko gis lépp Covid 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 dafa mujj dem ba installé ci ñu bare benn genre paranoïa te nit nag dafa am nu ko yàlla bindee amul ku yàlla sàkk koo xam ni amuloo loo ëmb comme forme d'angoisse ci yow angoisse yooyu lu ci bare tiit moo koy def ci nit wala loo dund wala lu metti loo yëg et cetera et cetera. Badou, est-ce que nag du nu ñu décrire peut-être maladie bi moom moo tax gars yi tamit pour mieux sensibiliser parfois les Sénégalais ñuy def tamit benn genre tapage boobu noonu ci médias yi. mais dafa doon lu contre-productif tu sais dafa xam nga même ci diine duñu la koy wax su fekkee ni dafa am loo xam ni dafa am ci àddina te nga ci seet lu ci suñu borom wax su fekkee ni sa xam-xam ak sa gëstu ci àddina permettre la yow nga def ay déduction ci li nga jàng duñu la da ngay dem nga seeti ñi nga xam ni jullit nañ la ni yow te ñu maîtriser science boobu pour ñoom ñu xamal la donc ba lii amee coow gi ko indi yépp yàlla na ma ko yàlla jéggal mooy Chine duma lim benn réew mais bare woon na réew ci àddina yi yoo xam ni sooy xool seen ay news ak seen ay ak fake news yi nga daan gis ci réseaux sociaux yi da nga naan yàlla na ma ko yàlla jéggal ñii dañ ko yéene woon sax ñooñu façon bu nekk gis nañ ko ñu ñuy won ay nit ñuy dee ci mbedd mi comme ay weñ dañu wan lii dañu wan lale mel ni Chine jeex na Chine yàqu na Chine c'était foutu mais loolu aussi li ko waral mooy ñàkk xam l'accélération des choses parce que pandémie daan na am yem ci benn zone géographique rey fa ay millions de personnes te du ko jéggi mais suñu jamono léegi ba ñu nee virus bi am na te ñu ni virus bi nit moo koy transporter jot li ko beneen nit ñi waroon nañu def ndànk te xam ni Chine ngi mu jógee en moins de 24 heures mun na tas ci àddina bi ndax avion yaa ngi fii te lu mu gudd 24 heures la mu jógee Chine egsi fii Sénégal am na yeneen dëkk yoo xam ni en moins de 2 heures mu yegg fa ainsi de suite et ainsi de suite donc kooku suñ ci bàyyi woon xel fake news yooyu ñu doon wone ci Chine ak ni ñu ko daan wone ni mu ñaawee woon kenn waru ci woon am mbégte kenn waru ci woon xalaat kenn ku nekk waroon nga bàyyi xel ci sa bopp te fàttali ko loolu wolof di jàngale mooy yéene néeg la boromam moo ciy fanaan dafa mel ni duñ ko yéene woon chinois yi am na ci réew moo xam ni moom la Chine njëkk a dimbali te moo njëkkoon tëj ay frontières am ni bu chinois doot fi ñëwati loolu tamit njàngale la donc dafa am loo xam ni ci àddina def ci ndànk dafa baax gëstu ci dafa baax def appel à la science am na njëriñ tey su fekkoon noonu laata ñuy commencer communiquer du ñu consulter woon ce qu'on appelle les psychanalystes par exemple pour laaj leen suñu communiquer de telle manière ban impact le tiitaange googu muy jur mun a am ci nit ñi kon daañu def ndànk suñu consulter woon ñi nga xam ni dañuy maîtriser science bi ñuy tuddee la syndic mooy science bi nga xam ni dañuy gëstu ci wàllu risque ak ci wàllu danger kon spécialiste yooyu daañu leen xamal ni moytu leen le discours alarmiste parce que dafa di discours bu contre-productif maintenant waaw dafa contre-productif de tout point de vue parce que en réalité dañuy confondre le perçu le risque perçu mooy li ñu njort ak le risque réel waaw et kooku soo ko confondre rek musibaam day am décalage alors maintenant am na njëriñ pour ku bëgg a jël ay mesures parce que soo bëggee jël ay mesures préventives effectivement mun na la jëriñ mais ba tey mu am un danger mooy mesures yooyu nga jël mun nañu am des conséquences beaucoup plus graves que li tax nga jël mesures yi
lu ñu dese ci waxtu bëreetul te am na benn point boo xamante ne bëggoon naa ñu dugg ci comme que yow panafricaniste nga loolu moom kenn waxatu ko waaye it lu soxal wàllum politique ci Afrique ndaxte jamono ji am na lu ñu fi commencé dégg am na ci sax benn président di Alassane Ouattara moom déclaré na li nga xam ne moom moo di candidature am ci élection présidentielle yi nga xamante ne war na am ci mois d'octobre fële ca Côte d'Ivoire donte sax moom waxoon na du nekk candidat waaye mujj na doon candidat ca Guinée ñi ngi njortu ndaxte ki nga xamante ne moom moo di Alpha Condé moom waa partem ñoom bëgg nañu mu wutu leen amoon na fi tamit coow lu am fii ci Sénégal ci wàllum 3e mandat njiitum réew mi moom am na sax wax bu mu mujjee wax ni non ni oui maanaam xamagul lu leer a leer ci lu jëm ci wàllum 3e mandat bi 3e mandat bi coow loolu noonu est-ce que mënul dem ba déstabiliser li nga xam ne moom moo di démocratie bi fii ci Afrique. Démocratie ci boppam ci niñ koy waxee gouvernement de la majorité dans l'intérêt général sans la brimade de la minorité dafa xewi. dafa xewi ñu wax ko ñu ñàkk ko wax je vais choquer mais dafa xewi xam nga lu tax ma ne dafa xewi courant de pensée bi nga xam ni tey moo soppi àddina muy l'accélérationnisme boobu may wax fexe na ba tey yow la ngay xalaat sa point de vue politique la ca Google xam la ca Facebook xam man mi janoog yow mënuma ko xam ci yow état providence bi taxoon ñuy wax amatul parce que tey yow soo soxla woon liggéey concurrent bi ngay am du man du nit ni yow concurrent bi ngay am mooy robot ba léegi nga xam ni day def liggéey bi ngay def te soo moytul robot boobu moo lay ëpp chance su jaar ndax moom du feebar du def arrêt de travail du demander vacances foofu la jamono tollu tey c'est-à-dire que tey du ñu nekk ci ère boo xam ni ère u transition numérique la seen modèles yi ñuy def nii les modèles économiques actuels les modèles politiques actuels dafa has been bokkatul lu weesu la jamono ji ñu dem bindal li ma lay wax su fekkee ni defuñu attention Afrique bokk su fekkee ni seen façon fo yooyu ñuy fo ay 3e mandat ak 6e mandat ak 25e mandat ak yaakaar ni démocratie mooy toog ba mu neex la rek nga ni campagne électorale commencé na ngay dem dugg ci benn tibu cantonade boo xam ni taal say oto di fër gars yi tàccu ñuy xeex ñuy wote ñu ni yaa gagné du ñuy xëy bés on va s'auto-entraîner dans une chute qui va nous être fatale qui sera fatale au continent chute boobu yàlla nañ ci yàlla musal suñ ci eggee elle sera fatale à l'ensemble du continent li Alassane Ouattara li nga wax nii ni moom la nam ma def li nga wax ni keneen ki moom la nam ma def ak keneen ki mi ngi ciy xalaat ñoom ñëpp ku ko ci def dana am impact boo xam ni yàlla nañ ci yàlla musal mais dana ko mas a layoo bés ndax impact boobu muy am dafa dul yem fu mu dëkk rek. déjà mi ngi nii ay manifestations yu intenses ñu ngi koy nemmeeku au niveau de la Côte d'Ivoire aussi. waaw mais yooyu moom ak politique gu jamono yi moo bés bu ñu toogee xam nga nit ñi il faut ñu bàyyi xel ci lenn et moo ëpp solo loolu. li ëpp solo loolu mooy li nga xam ni mi ngi lay tënk yow tey di ma tënk man di tënk Alassane Ouattara moom. di tënk keneen ku dul Alassane Ouattara ak keneen ak keneen ak keneen mooy la société de contrôle et d'enfermement te kooku du politique yi ñoom ñoo ko gérer nee naa la amul benn gouvernement boo xam ne loolu jàpp la tey su ñuy wax nouvel ordre mondial du ay gouvernement yii du dara gouvernement amatul benn gouvernement boo xam ni day gérer fi mu nekk nii day gouverner pardon du ñuy gérer ay administration rek ñi ngi fi di seet ndax fonctionnaires yi fay nañ leen ndax élèves yi jàng nañu ndax lii wala lële mais kenn gouverner tu ci aujourd'hui le nouveau modèle économique bi nga xam ni moo am c'est ton smartphone là téléphone bi ci sa poche ak l'intelligence artificielle qui dicte ses lois par la transition numérique loolu moom mooy jur tey automatisation boo xam ni ci àddina bi ku nekkul li ñuy wax l'homme augmenté suba sa njëriñ du am solo trop ci àddina
donc loolu gëstu ci loolu liggéey ci loolu moom moo ëpp njëriñ topp fii naan waa ji nee na bëggul faloo waa ji dafa bëgg a falu et fexe tamit ñaan leen ñoom it ba kenn ku nekk ñu xam doylu waaw su ñu xamee doylu rek la ñu am jàmm incha allah. une forme politique boo xamante ne sànq yaa ngi ko doon tudd ci sa njëlbeenu wax tey jii bu ñuy ñëw ci forme politique boobu noonu ñu ne la ki nga xamante ne moom moo di Mbaye Babacar Niang sa xel ci lan lay dem. gis nga mag ñooñu yal nañ leen yàlla fayal moom dafa daan wax benn wax soo leen bëggee dimbali seen njaboot ci ñu bañ a xam luy ñàkk ak tumuranke na ngeen fexe ba ñu meubler seen cerveau avant de penser meubler leur salon. Un cerveau bien meublé les arrachera de la misère et de la pauvreté. mooy fexe leen ba seen njaboot jàng àddina bi tey la principale fortune la principale richesse ce n'est pas le pétrole. Pétrole ba muy am njëriñ c'était en 1900 boo xam ne soo investir benn baril de pétrole am l'équivalent de 100 barils mais déjà en 1960 boum tu investis un baril tu n'as que 30 barils. Aujourd'hui tu peux investir un baril pour 10 barils doo ci am dara. Alors ak leneen Mbaye dafa daan wax naan nañu jàngal xale yi dafa daan wax tamit ni réew du ay taax ak ay oto réew d'abord ay nit la nit ñooñu nag lii tax ñu dem mooy nga jàngal leen nu ñuy ànde nga jàngal leen nu ñuy toogeek mag nga jàngal leen ormante nga jàngal leen tamit ñu xam seen bopp mais ñun fii ci Sénégal gii nit mënu fi jàng xam boppam loolu dafa delluwaat ci ay cosaani maamam te nag quoi qu'on dise on a plus de 12 siècles d'islam dans ce pays ku ci basé wu rek ku ci des rek yàlla teral la ku ko génn tamit yaa xam ñun loolu la ñu xam nañ ñu ci bàyyi. léegi beneen nit bii nii Abdou Fall. waaw Abdou Fall kooku bu motuma seede ci moom. moom dafa di suma frère. ba pare ñu bokk ci bokk bàyyi ru. moom mooy homme politique ci suñu ëtt. man artiste laa bëgg a nekk. comme je dis doyuma seede ci moom li nga xam ne mun naa koo wax rek te muy lu wér ci man mooy jullit bu wér la nit ku am yërmande la nit ku fonk mbokk la nit ku am yar la te nag ci wàllu politique bi ñuy wax te tuddee ko politique fii néew na ñu nekk ci réew mi ñoo xam ne mun nañu ni xam nañ ci lu mu ci xam walla def nañ ci lu mu ci def waaw su ma ëppalee nag danaa wax lu nuroog far mais très sincèrement di ngeen may ma rek ma yem foofu. une toute dernière question maanaam question bu mujj bi nga xamante ne moom laa lay laaj yow da nga di ab panafricaniste bëri na li ngay wax ci wàllum Afrique bëri na ci say toile ngay def ci ay Nelson Mandela ak figure emblématique yi nga xamante ne Afrique xam na ko tey jii nii bu ñu demee ba dégg la ban jàngat ngay def ci Afrique de demain. mais en fait il y a deux possibilités. c'est-à-dire que ak Covid bi nga xam ni ci la ñuy génn nii su fekkee ni nangu nañu li may wax adaptabilité c'est-à-dire adapter suñu ay système nekk ci benn fédéralisme daañu vivre suñu résilience ci nu mu gën a rafete ànd ñun ñëpp jéem a fexe nan la ñuy def ba ñun ñëpp ñu àndandoo di croître di dem kaw mais loolu suñ ko defulee il ne faut pas rêver. On va s'entraîner dans une chute boo xam ni fa la ñuy jóge suux ba àddina di tukki kenn ci ñun mënul dem sans les autres ce fédéralisme là. maanaam unité africaine bi. il faut que ñu yegg ci nag par la base pas par le sommet yegg ci par la base c'est-à-dire fexe ba ci suñu l'école yi xale yi jàng ca daara ja ak yi jàng ci l'école français ak yi jàng ci école turque ak école bu ñu mën a jàngee. ñu commencé toqantal ci ñoom seeni histoire seen cosaan fii mais toqantal ci ñoom cosaanu ñeneen ndax colonisation nag moo ñu tas su ñuy xool l'histoire rek le mouvement des peuples ci le Grand Soudan qui allait du Kenya jusqu'en Guinée-Bissau on l'appelait le Grand Soudan donc tey su fekkee ni jël nañu ñi nga xam ne dañu bokkoon ci Grand Soudan boobu ñu fédéré leen
njaboot gi à la base ñu leen di jàngal l'histoire de ce grand Soudan là ba xale yi màggaale ko ñooñu am na foo xam ne bés bu ñu fa yeggee bokk ànd dana yomb ci ñoom et ainsi de suite mën nañ ko tasaare ba buub Afrique yëpp boole ko ci benn muul pour que suba ñoom ñëpp ñu àndandoo dem du liggéeyu ñetti fan du liggéeyu weer du liggéeyu at liggéey buy durer encore un certain nombre d'années la mais ci biir loolu nag ñi nga xam ne ñoom ñoo yore gox yu ndaw ndawaat yi mu mel ni Sénégal mu mel ni Mali mu mel ni lii mu mel ni lale ñu fexe ba commencer di def travailler sur l'adaptabilité de leurs différents systèmes kenn ku nekk def sa morom nawle kenn ku nekk di liggéey pour que ensemble ñu mun a ñoom ñëpp àndandoo di grossir et di dem waaw te nag yem ci li nga xam ni moom mooy engagement yi nga xam ni jël nañ ko lu méngoog li nga xam ni mooy li nga waxoon léegi lu ñu xas ba wootee ci constitutionnellement bañ fi nekk di seet ay xalaat yu xóot pour di ko jéem a soppi ci nii wala di ko jéem a soppi ci nii amatul benn njëriñ waaw ndax ku ko def tamit àddina jëlee la fi donc am na loo xam ni amul njëriñ ci ñoom amul njëriñ ci ñun àddina day toll foo xam ni ay magum jëm lañu ne ñu dégg wax mais fi ñu toll nii tey ci Afrique damay faral di wax waxkatu dëgg yi duñ leen war a jël ñu làq leen ci ruq indi waxkatu jàmm yi bàyyi leen ak mbir mi ñu wax jàmm dawal jàmm ba jàmm lalu pour ñu mun a sukkandiku ci kaw jàmm jooju pour lal fédéralisme et ànd avancer mais képp koo xam ni da ngay indi ni man waxkatu dëgg laa waxkatu dëgg foo ko moytuwul su muy mujjee ndonte les sincères dana yee fitna waaw fii nekk toll ñu nekk ci jamono joo xam ni waxkatu dëgg yi la ñu soxla waxkatu jàmm yi la ñu soxla wuñu waxkatu dëgg yi. jërëjëf Abdoulaye Diallo vraiment dañuy am mbégte di la dalal surtout sax yaa ñu dalal mais vraiment kontaan nañu ci li nga xam ne moom moo di waxtaan bi ñu doon waxtaan ak yow ci lu jëm ci wàllum réew mi waaye lu jëm ci wàllum Afrique sa dernier mot. ba ñaan yàlla ñi nga xam ni ñoom la yàlla nattoo ba feebar bi dal seen kaw ñi fi des. ak ñuun yal na leen yàlla may wér ñi nga xam ni duñ ñu jiitu te ñu xam ni ñuun ni daañ leen fekki yal na leen yàlla yëkkati ci grade bi gën a sore ci bu mu am naa leen àjjana xeeb naa ko àjjana mooy li nga xam ne yàlla daf ko sàkk pour nit lu mu sàkk fii ak fële nit a tax moom ci wàllu boppam moo ñu ne su jëlee ñëpp ba pari jël lépp ba pari lenn rek fii des mooy kanamam gu sell googu wa abqaa wajhu rabbika zul jalali wal ikram yàlla nañu yàlla dimbali te yàlla na yéex mais kanamam gu sell googu yàlla nañu ko mës a teg bët ci barke Seydina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. merci chers téléspectateurs de la télévision Touba TV tey jii dañuy am mbégte comme ni ma ko waxee woon rek ñëwoon fi nga xamante ne moom moo di Île de Ngor fekk si ki nga xamante ne moom moo di le berger de l'île Abdoulaye Diallo nekk artiste peintre nekk écrivain nekk aussi le président de l'Île de Ngor am na beneen casquette boo xamante ne nekkoon na ko ingénieur en télécommunication la woon moo tax tey jii nii boo leen gisee communication bi surtout en terme de technologie da koy wane bu baax a baax ñu koy sant di ko gërëm di sant équipe technique bi nga xamante ne ñoom laa àndaloon Pape Omar Diop ak ki nga xamante ne moom moo di Pape mi nga xamante ne moom moo di sunu chauffeur bi di gërëm bu baax PC moom mi nga xamante ne moom moo jiite cadreur yi di gërëm ñëpp ñi nga xamante ne ñoom ñoo jàpp tey jii ci émission ba mu yemb jaa ngeen jëf